bu leen toppatoo doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox mojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tàddeel doxal sa dox salaamaaleykum mbokk internet Coumba Lamb TV salaamaaleykum mbokk lecteur Liberté Info ñooñu leen di nuyu ñu ñëw wax yéen ci seen biir émission que dire des élections ñu ànd si ak soxna Fatou Kounta tey nag ñu ñëw fii ci biir kër Abdoulaye Fall ñu di ko wax Baye Laye aywa dañuy ànd ak yéen ñu dugg ci biir ñu daal di fëskee ne waxtaan ak moom ci laaj ak tontu. salaamaaleykum mbokk internet Coumba Lamb TV salaamaaleykum mbokki lecteur Liberté Info ñooñu leen di nuyu ñu ñëwaat ak yéen ci seen biir émission que dire des élections ñu ànd seex yéen seen xarit seen soppe soxna Fatou Kounta tey nag comme ni ma leen ko waxee woon wala comme ni ngeen ko gisee woon ci affiche yi ñu ngi fii kër Abdoulaye Fall ñu koy wax Baye Laye ñu ñëw wax moom toog ak moom fii ci biir këram dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu daal di ñu wax yéen ci lii di tontu ak laaj sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad ñu ngi nuyu waa Coumba Lamb TV ak waa Liberté Info yëpp nuyoo bi nag maa ngi koy jaarale ci soxna Kounta ak techniciens yi ngeen àndal yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. ndaw bu ñu nuyoo ba pare ñu ngi lay fay bu baax a baax sëñ bi Abdoulaye Fall waaye dafa mel ni Baye Laye lañ la gën a xamee lan moo indi la surnom Baye Laye soit da nga bokk ci famille Laye wala dafa am soppe goo xamante ne sopp nga ko famille bi ba tax ñu lay woowee Baye Laye. waaw en réalité man maa ngi tudd Abdoulaye Fall comme ni ngeen ko waxee bu ngeen gisee Baye Laye bi nag Baye Laye xam nga lébu bu ñu la tuddee mag bu ñu lay woo du ñu jaar sa tur duñu la sàllaalu moo luy olof di wax sàllaalu waaw du ñu jaar sa tur dañuy wax Baye Ablaye Baye Laye bi du Baye Laye Baye Ablaye la mais xam nga bu yàggee Baye Ablaye moo dem ba nekk Baye Laye parce que moo gën a neex a wax mais sama turandoo moo tuddoon Abdoulaye Fall comme mag la woon moo jur suma waajur bu góor ñu may oowee Baye Ablaye boobu nag moo law ba ñuy wax léegi Baye Laye ça n'a rien à voir avec Baye Laye de Seydina Limamou Laye. ñoo ko déggandoo kon nag sëñ bi. déggoon nañ la ci ay jamono yaa ngi woon coalition Yewwi Askan Wi. waaw. ñu gis la tamit ne que ni da ngay dund social. demoon nga fi fee Ndeppe. dimbali woon ñi nga xamante ne mooy mool yi ci ay gilet de sauvetage. gisoon tamit ne jëndoon nga ay maillot de jeu joxoon ko ASC yi da nga leen di jàppale. waaye tamit ñu jékki saay déggaat ne sëñ bi mu ngi ci coalition ànd liggéey ci dëgg. ñu jékki saay tamit que ni gis nañ ne sëñ bi moom d'ailleurs dañoo foogoon ni dafay demee ak liste coalition Yewwi Askan Wi mais demeewul coalition Yewwi Askan Wi sëñ bi jiite woo Yewwi Askan Wi jiite woo coalition. liggéey ci dëgg. waaw damay tàmbali si social boobu nga wax parce que ñun yàlla dafa def xaaruñu bay politique ñu soog a def social ñun vraiment du ma bëgg sax di ko wax des fois mais gars yi ñoo may poussé di ma ko laaj social dañ ko dund bi ñu nekkee xale ba léegi loolu la ñu xam loolu la ñuy def dañu nekk ay ndaw ñu duñuy yónni ñuy dox social suñuy waajur ñu dem ba nekk mag man ñu ne dañ ko def duñu wàññi dara mais xam nga politique dafa doon loo xamante ne nit ku nekk su ñun daf ko war a def parce que politique moom la ñuy wax naan mooy développer cité bi te yàlla def na ñun ba ñu juree fa ñu war a juree yar ñu fa ñu war a yare tette ñu ba tey jii tey ñu yore ay responsabilité dañu wax ne liggéey ñëw toog sa kër rek dafa doyul lii gën mooy li sama maam doon wax nit ku nekk dundam dafa war a am njariñ nit ku nekk dundam dafa war a marqué benn empreinte bés bu fi jógee ñu ne kat diw defoon na fi lii diw defoon na fi lii te pour man social du rek jël sa ñax di jox nit
pour man social bokk ci les grandes instances la bokk fa ñuy décider pour doxalinu dëkk bi bokk fa ñuy jëlee ay décisions finales ñun pour ñun loolu moo ñu dese ci social moo tax ñu ko doon wuti yàlla def na nag booy def politique façon nit bu ne day ñëw seet si la façon nit bu ne day ñëw seet si la comme ni nga ko waxee léegi waa taxawu Sénégal ñëwoon nañ fii seet si ma waxtaan ak man seet nan la ñuy ànd pour liggéey comme ni ma koy waxee tout le temps man bu may dem ci yoon damay ut àndandoo yu baax yàlla def na sunu benn frère Omar Cissé ñëw fii ñu waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom ñu gis ne ñun ak ñoom ñoo bokk gis-gis ñun ak moom ñoo bokk gëm-gëm ñu ne nañu ànd bi ñu àndee ma wane sama ay preuve ñu def ma le candidat de taxawu Sénégal à l'ouest à la mairie de Rufisque Ouest ñu nekk ci lancé boobu yàlla def Yewwi Askan Wi ñëw te ñoom bi ñu ñëwee Yewwi Askan Wi bi mu ñëwee man maa nekkoon candidat wu taxawu Sénégal comme ni nga ko xamee Yewwi Askan Wi ay parti yu bari yu composé la yu ko composé ginnaaw ñoom dañuy séddale ñu ne parti bi mooy moom est parti bi mooy moom ouest parti bi mooy moom nord ma ne leen loolu man du ma ci d'accord man dama am sama projet am sama ay gis-gis ma tënk ko teg ko bu ma gisee keneen koo xamante ni ëpp na fuuf li nga xamante ni moom laa yore bu boobaa mën naa topp ci ginnaawam moom mu jiitu mais dama xëy benn jour rek ñu ne kii moo lay remplacer kii moo lay jiitu yow nga topp sa ginnaawam te kii ma jiitu amul lenn loo xamante ni mën na ma ko indil lu ëpp li nga xamante ni moom maa ko yore non seulement dama génn mais dama claqué porte bi ma claqué porte bi si laa ñëwaat génn taxawu Sénégal bi ma génnee taxaw Sénégal nag nekkul directement dama dem ànd liggéey si dëgg dafa am loo xam ne waxoon nañ ko fi nasoon nañ ko fi muy les Pala Mbeng ku ñuy wax Pala Mbeng dafa oote woon benn alliance dafa waxoon ñi nga xamante ni ñoo bëgg jël mairie ouest nañu seet xool nan la ñuy def ba ànd malheureusement ndaje boobu def nañ ko ay yoon mais malheureusement antuwul pourquoi parce que amoon nañu nag ay gis-gis amoon nañu nag ay projet yoo xamante ni vraiment tegoon nañ ko man damay wax tout le temps que ne gars yi des fois dañuy war a jël seen ambition personnelle teg ci suuf xool les ambitions collectives parce que li nga xamante ni nasoon nañ ko pour doxal ko Tëngéej laa buñ ko présenté woon Tëngéej vraiment dina baax parce que ay nit lañu ñoo xamante ni ay ndaw lañu 1 2 yàlla jox na leen expérience jox na leen xam-xam de 3 te aussi am nañu loo xamante ni nii ay vision futuriste lay wut non bi ñu demee nag ba xam ne loolu antuwul man bi ma génnee taxaw Sénégal dama jéem a dajalewaat loolu di leen seet kenn par kenn mais après par la suite gis naa ne daal vraiment mënul woon dox te man boobu ba jógee taxaw Sénégal ba tey façon politicien bu ne ñëw na ci man kaay ñu ànd mais bu àndeek yow ni muy waxee yow damay xam ne ñii seen bëgg-bëgg wala bokk li ñuy doxee méngoowul ak bëgg-bëgg askan wi moo tax nag ma ne vraiment comme man gan laa si langue gi damay soog a jóg ndaw laa jarul may yàkkamti naa seet ki nga xamante ni vraiment max moom xaw nañu bokk gis-gis ma dem seeti ko xool nan laay waxee ak moom xool naka laay ànd ak moom ñu ànd liggéey pour un début parce que yoon bi sori na noonu si laa jëlee sama choix teg ko ci maître Bamar Faye mu doon koo xamante ni ñeme naa ko trop parce que bu dul dara présenté na ma projet am présenté na ma ay ambition ma gis ko mu doy ma lool wax dëgg yàlla ma ne kon nañu ànd bu ñu àndee xëj na sunu borom dinañu defal ndam buñ ci amul tamit faluk dëkk bi dinañ ci am ngërëmal sunu borom parce que yàlla rek tax moo taxoon ñuy def loolu mooy parcours bi après xaw ma woon sax kan moom coalition bi man li ma intéressé woon mooy maître Bamar Faye dem naa seeti ko waxtaan nañu juboo nañu dugal na ma ci liste bi incha allah bu yàlla defee jàmm mu nekk le maire je serai son premier adjoint
yàlla def aussi bi ñu àndee tamit ci coalition bi ñoom gis nañ sama taxawaay fii ci Rufisque Ouest ñoom aussi Albé Ndoye bi nga xamante ni moo nekk le candidat en ville moom aussi fas yéene na ma def le premier adjoint en ville parce que moom mooy candidat wu ànd liggéey ci dëgg en ville mu nekk loo xamante ni gis naa ne pour un début bu fekkee yàlla def na mu dal ma dinaa am benn empreinte boo xamante ni dinaa ko mën a poser fii ci Tëngéej. buñ la déggee bu baax ci say kàddu da nga ne dafa am ku ñu teg ci tête de liste Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi loolu moo waral yow nga daal di puus dem bootu ci ginnaaw ki nga xam ne mooy Bamar Faye est-ce que gisoo ne tey bi nga bootoo ci ginnaaw Bamar Faye da nga gën a suulu. non mënuma suulu parce que gis nga soxna si man dama koy faral di wax tout le temps yàlla sax sunu borom buy wax ak ay jaamam du wax je day wax ñun man dama jàpp ne même bu ma suuloo Bamar suuluwul parce que li ma yore muy force wala li ma yore muy xam-xam wala xalaat dinaa ko jox maître Bamar te bu ma ko joxee maître Bamar au moins même bu dee benn centimètre la sax centimètre boobu dina ko rehausser man noonu laa ko gisee parce que pour man affaire gox-goxaan yi du affaire fés wala suulu man li ma gis mooy Soxna Kunta li mu man ak Baylaay li mu man Toto Fodé li mu man Papa Ndoye li mu man dañuy dajale man-man ni ñu seet nan la ñuy tabaxee suñu Tëngéej waaye pour man nga fés wala nit ñëw jiitu yow nga suulu man pour man loolu amul importance mooy les actes yi nga xamante moom ngay poser ëllëg bu fekkee toog nga ci conseil municipal bi ngay jël ay décisions yu concret yu palpable pour l'intérêt de la population rufisquoise man loolu moo ma ci gën a ñor. loolu moo la ci gën a ñor Abdoulaye mbooloo mi nga xamante ne toppoon nañ la ci bi nga nekkee coalition Yewwi Askan Wi est-ce que mbooloo moomu tey ñu ngi ànd ak yow ba tey ñëw fas yéene liggéey yow ci ànd liggéey ci. ah bien sûr au contraire dafa yokku parce que Soxna Kunta gis nga teen boo koy gas bu fekkee ñaar ngeen yéen ñaar mënu leen nekk ci biir teen bi fokk kenn nekk ci biir kenn nekk ci kaw bu kii gasee kii ci biti jox ki ci biti mu tuur pour pax mi mën a gën a continuer gis nga dëkk bi ñun ñëpp mënuñu jiitu kenn ku ne da ngay xool ki nga xam ne moo la gën a baax position wala ki nga xamante ni moo la gën a taxaw ci bunt bi nga pousse ko mu dem su ko defee yow di nga mën a positionné wu. ndax yomb na ngeen gagné fi maire bi nga xamante ne mu ngi fii ci maire mu de pour man bu dafa mel ni léeb ak lippoon rek ndax man maa koy faral di ooy guy gi parce que suma ndijaay la sunu kilifa la maa koy faral di ooy guy gi pourquoi parce que dafa enraciné wu mais pour dindi ko du dara xam nga lu tax parce que biñ lay jox mairie bi tu avais un budget de 500 millions dama lay jox benn exemple rek 500 millions 17 ans après ñu oowaat ko laajaat ko budget bi ñaata la mu ne 500 millions waaw parce que mënuma liggéey Tëngéej ci 500 millions mais effectivement Tëngéej kenn mënu ko Rufisque Ouest kenn mënu ko liggéey ci 500 millions 500 millions fonctionnement la mën def mais pourquoi ñu fal la dañ la fal pour ngay ut ay pexe ay xalaat yoo xamante ni di nga mën a yokk budget bi loolu benn la ñaareel bi population bi dafa sonn ci clientélisme bi fi am parce que Alioune Mar il est trop social moom il est très social mais socialam bi yëpp ci clientèle politique mais gisoo ne ci socialam boobu moo waral tey jii képp ku di lébu wala ku nekk ouest presque daanaka gennawaaj yow ci ginnaawam lañ bootu. da nga ko xalaat rek man mi wax ak yow maa ngi juddoo jokkul xeer yaroo Njuureen ak Médine Ndënku Cité Filao ak Cox ñun foofu la ñu yaroo fa la ñu màgg moom jokkul la dëkk effectivement waaye ñun chaque jour ñu ngi jokkul démb rek la ñu dem jokkul xam nañ bu baax li fi de nit ñi wax dëgg yàlla nit ñi
pare nañ ci moom de. daanaka yombul de. waaye lu yomb la soxna si Aliou Mar pour jëlee ko fi lu yomb la xam nga tey jii tey ñun ñëpp ay lébu lañ te wax dëgg yàlla ku baax la mais ñun soxlaaw ñu loolu population rufisquoise soxlaawul loolu population rufisquoise dafa bëgg lu bees dafa bëgg loo xamante ni nii lu yees la imagine Rufisque Ouest ñaari projet Promoville moo fi nekk Tëngéej gépp ñaari projet yoo xamante ni Promoville moo ko fi indi enfin évidemment excusez-moi Rufisque Ouest te yow nga nekk fi 17 ans Rufisque Ouest ñaari terrain vague wala ñetti terrain vague la am terrain vague yooyu fi ne am na ay réalisation yu ñu fa def population bi mooy cotiser di ko def terrain vague yi nga xam ne moom la ñuy fooye lu si mel ni terrain Ndiagne Samb waa Ndiagne Samb ñoo cotiser tabax seen tribune lu mel ni terrain HLM population ba ñoo fay nekk di defaraat di toltolaan nga dem Talas même chose terrain Ndiayène même chose benn entreprise bu nekk ci place bi moo leen di dimbali di leen tabaxal ay affaire te yow mi maire bi jéemuloo ci dara boo demee ci réalisation par exemple nga dem ci école yi ñaari salle de classe la ñu tabax école xeer ñaari salle de classe xam nga kañ lañ ko tabaxoon au temps de la délégation spéciale maa ngi koy nuyu sax de passage suma papa Pam Modou Boy moo nekkoon président délégation spéciale moo fa tabaxoon ñaari classe yooyu dem tonton Kora Fall yàlla na ko yàlla yaram ñëw bi mu demee Alioune Mar moo fi ñëw boobu ba tey mu ngi fi mënul teg benn brique ci école yi demal école CM Maurice Guèye ñun ñëpp fa la ñu jaar CM Maurice Guèye tey ñun bi ñu siy toll bu ñu xale yi génnee récréation ñu xajoon nañ ci cours bi mais présentement bu ñëpp génnee récréation du ñu xaj ci cours bi dañu obligé génn ne serait-ce que sax boo jëlee école bi actuellement ardoise la soo dindi woon ardoise yi nga def ko ay urdu nga dale ko yokk ay salle de classe ci kaw dina alléger tuuti école bi mais jéemu ci dara parents d'élèves yi ñoo def benn association dajale ay fonds seet ay nit yu mel ni ñun ñuy jël suñu xaalis di ci def pour dajale benn fonds pour tabax école boobu maire bi pendant ce temps lu muy def seet ay clientèle politique di leen embaucher naan kaay ma fay la par weer pour nga votel ma ñu teg ko fan dañu waxante dëgg soxna si. ñu teg ko fan waaye sànq dañu ñëwaat dama la dégg sànq nga ni yéen ci Albé ngeen bootu tey nga ni Alioune Mar liggéey fi tey lu tax nit ne lii moo ko fi liggéey. dañoo seetlu ne ñun bu ñu nekkee pré campagne wala campagne lu nekk la ñuy promettre tey man buñ ma diggoon château sax dama koy gëm ndaxte lu nekk lañu est-ce que tey jii coalition bi ngeen ànd pare na tey pour liggéey ñu xam ne lii liggéey nañ ko fii ci dëkk bi. ndax Tëngéej tey boo xoolee na mu meloon na mel ba tey bougé wul. mais dafa gën a pire. waaw laaj nga ma question bu ma neex sax te dinaa ci sawar a tontu ndax Albé Ndoye sànq wax naa la nee naa la sunu borom moo ñu jàng Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal mu ne kuy jaar siw yoon da ngay ut àndandoo nag doo dem fekk ab samba booy fële si àll bi naka kaay gunge ma da ngay seet ku xam gunge la yàlla dafa def maire yi fi ne bi ñu xoolee ba xool Albé kese la ñu gis ne moom moo def dara fa mu nekk ndax dëkkuma fa de te dem naa gis naa poste de santé bu mu tabax sunu kii fi ne defu ko fi gis naa marché bu mu tabax sunu kii fi ne defu ko fi gis naa jàppandal bi mu jàppandal ba ñu tabaxal leen benn poste de police commissariat d'arrondissement keroog dem naa fa kenn nettaluma maa teg sama bët gis naa projet yi nga xamante ni dugal na ko biir Colobane Guy Murit ku nekk xamoon na ne nawet boo yoree sa oto doo fa jaar mais gis nañ ne mu ngi def ay jéego dontale du compétence am mais mu ngi def ay jéego def ay pexe pour dugal ko ba loolu ñëw gis nañ ne aussi am na ay projet yoo xamante ni yor na ko wan ma ko ma gis ko waaye dafa am loo xamante ni dafa baaxoo suñu réew
xam nga mairie ville moo jiite les mairies d'arrondissement yow tey ji mairie d'arrondissement bu ouest mën nga am un projet nga ñàkk a juboo ak le maire de la ville mu bloqué sa projet loolu moo tax ñun dañu bëgg liggéey dañu bëgg liggéey ak équipe maanaam ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk à l'ouest maak maître Bamar Faye ak Baye Ndiaye Sène Ousmane Ndiaye nekk ko au nord Albé nekk ko en ville et à l'est yàlla bu ñu dimbalee ba ñu jël lengey dinañu mën a am une coordination coordonner sunu projet yi nga xamante ni am nañ ko ba ñu mën ko réaliser parce que Alioune Mar mii tey mii nekk fii amaana bokkul ak le maire de la ville gis-gis moo tax xëñ ne mënul jàllale yenn projet yi quand tu es maire d'arrondissement il faut nga jubóog le maire de la ville pour projet boo rek teg ci table ji ñu mën la jàppale ñu financer la wala ñu jàppale la nga réaliser ko. ma joxe ay exemple muy Albé Ndoye wala Daouda Niang wala Alioune Mar ak Daouda Niang wala Omar Mané ak Daouda Niang exemple laa joxe foofu. ñun li tax ñu bëgg a liggéey en équipe dañu bëgg man mii par exemple man mii di Baye Laye Fall maak maître Bamar Faye bu ñu yàlla joxee ouest loolu doyul dañuy bëgg ñu jël ville bi jox ko Albé Ndoye boobaa si la ñuy gën a mën a liggéeyee. boobaa si ngeen di gën a mën a liggéey tey bés bu leen toogee ci mairie ouest lan mooy seen programme ban programme ngeen di jox askan. ouest waaw parce que damay dégg ñu naan diw lan mooy programme am na ñëw fi wax ñu programme am xam nga lan mooy programme mu maire bëgg-bëgg population gis nga un maire dafa war a sol dàllam dugg ci koñ yi dugg ci mbedd yi déglu population bi xool seen mbébét xool li nga xamante ni moom la ñu bëgg mu ànd ak ñoom bu dee compétence am mu ànd ak ñoom liggéey ko bu dul compétence am mu ànd ak ñoom outil ñëw def waaye man maay maire su ma faloo dinaa leen defal nii dinaa leen defal nii dinaa leen defal nii loolu dafa xew yi wala nga jël sa këyit bind la lii mooy sama programme loolu ay naxe la ku fi taxaw naan damay bind sama programme teg ko bind ko dañuy naxaate programme mooy lii population bi soxla population bi bëgg ko man pour man Baye Laye loolu mooy programme mu mairie waaw. est-ce que Baye Laye moom jege na population bi pour xam ne ñii lii jafe-jafe yi la ñuy dund. waaw man. laa ilaaha illallaah man sax xam nga ne man Thiès laay liggéeyee waaye guddi Tëngéej Thiès laay xëyee fa la sama teraanga ne waaye lu mu guddi maa ngi Tëngéej xam naa population bi bu baax li ñu soxla tey jii xale yu ndaw yi sax bu leen laajee ndax kan mooy Baye Laye ñu ne la kii mooy Baye Laye wax naa la ko fi sànq nee naa la man damay toog ba mu yàgg taal sama oto du wër dëkk bi xool secteur bu ne lan moo fa manqué avant ñuy politique. wër secteur bu ne lan moo fa manqué sunu kéem kàttan luñ ci man dañ ko daan def léegi la rek sama staff bi ma àndal fu ñu dugg léegi ñuy filmer au presse bi ñuy xool mais ren la ñu commencé def loolu mais musuñu jóg di wër di xool suñuy mbëbët di ànd ak presse ren lay soo ko commencé pourquoi parce que dañ ne ma foog nga wan ko presse bi parce que da ngay politique mais wax dëgg yàlla at mu jot dañuy jóg fu ne la ñuy dem. ren dem naa si poste de santé yi dispensaire u géej laa jëkke ma doon seet benn malade ndeysaan maa ngi fekk mu tëdd lal ba sangam tëdd doomam téye perfusion bi nii doom bu jigéen bi yor wantaay di ko ëpp kooku suma ndijaay la ma ñëw xaw naa tàng tuuti yéeg ci docteur Thiam ma di ko nuyu au passage laaj ko mu ne ma ñun kat am nañu place mais amuñu ay lal sunu borom suturaal ma moo indi fi ay lal yu bari may leen si ñoom et pourtant mënoon naa ne foofu bokkul sama zone mais terewul dama leen jox parce que kooku tëdd suma nijaay la te samay dëkkandoo tamit fa la ñuy fajo noonu ñu séddale ko ci poste de santé yëpp. naa la jox tam beneen exemple poste de santé bu jokkul wàgg poste de santé bu jokkul wàgg à part ICP bi ña fa nekk ñëpp ay bénévolat lañ kenn du leen fay garab yooyu ñuy jaay recette yu ñuy am moom lañ leen di séddale kenn la fa mairie bi jël en charge muy Arona moomu normalement chaque fin du mois maire bi da ko war a fay mais malheureusement 3 mois lay fayeku sur 12 ñetti weer pendant ce temps
sa militant yi nekk Dakar wala yi nekk feneen chaque fin du mois ñu dem fay ko te duñu liggéey loolu jaadu na soxna si wuyu ma rek dama la laaj ndax loolu jaadu na. dem naa fële tamit Ndeppe ñun ay Lebu lañ dem nañ Ndeppe di xool parce que jamono boobu lab ji dafa bari woon trop ma dem fekk fa benn maître nageur comment il s'appelle Ñas Kumba ne ko waa mais yow temps yéen a ngi fi taxaw te wax dëgg yàlla ñi ñaa ngi dee rek ci géej gi lu waral loolu mu naan waay xam nga fii amul vague te xeer yi dafa bari des fois dinañu bëgg a dem mais du ñu am ay jumtukaay ma ne ko ban façon jumtukaay mu ne lu mel ni ay gilet ak tuuti xaalis pour ñu mën a jox ñi may àndal parce que moom Ñas Kumba boobu mairie Dakar bu Khalifa Sall moo koy fay par weer xaw ma nag lu tax mais mairie boobu moo koy fay par weer amuñu dara looloo taxoon moo taxoon nga dégg gilet yooyu ñu doon joxuma ko pêcheurs yi maître nageurs yi laa ko jox pour ñuy man di sauver xale yi di lab waaw. ñu dégg la ci sa mouvement. ñu bëggoon xam turu mouvement bi nu mu tudd ndax mouvement bi yan jéego la commencé di def ak lan mooy solo ju mouvement bi. waaw non mouvement bi nag yàgg na mouvement bi mu ngi tudd mouvement pour un Rufisque émergent sànq wax naa la ko léegi yàgg nañu di def social te kenn daawu ko yëg en 2000 bëgguma nag tooñ kenn nag wax dëgg yàlla bëgguma tooñ kenn dafa am benn politicien bu fi ne dañ ko jàppale woon ci élection présidentielle yi bëgguma nag waxtu nga kenn jéggal ma waaw parce que kooku dama ko respecté jox ko cër trop wax dëgg yàlla kooku politicien la bu mag fii à Rufisque dañ doon ànd bokkoon gis-gis mais dama ànd ak moom ba présidentielle yi jàll législative yi jàll après si la ñu bàyyi mais li tax ñu bàyyi nekkul lu mu ñu def mais dañu gënoon concentré ci sunu liggéey moo taxoon ñu bàyyi dañ daan def bu tabaski jotee dañ daan dajale ñu xool ñi nga xamante yàlla jox na leen tuuti wërsëg ñu dajale xool ñi nga xamante ne yàlla joxu leen xaru tabaski ñu jëndal leen xaru tabaski ñenn ñi dañ daan ut xaalis def ci enveloppe may la parce que am na si ñoo xam ne dina metti trop si ñoom mais dañuy yar ñu di ko def ba ñu génn si parti bi ba bàyyi nekk suñuy activité yàlla def ñuy liggéey tabaski jot ma xalaat ne li ma daan def te ma kaa continuer di ko def noonu suñu borom dimbali ñu def ko bi ñu ko defee nag ba tabaski ji passé si laa xalaat créer un mouvement muy mouvement pour un Rufisque émergent mouvement boobu dañ ko defoon rek pour xool fi nga xamante ni sooxee na ci secteur yi ni seet nan lañ koy soxalee wala na xool nan lañ koy taxawalee ba mu dëgër may nañ fi ay bourse ay xale yoo xamante ni nii dama dem géej fekk benn xale bu am bac S ma gis ko muy xooju di wut ay jën pour jaay dem yóbbu këram jox yaayam parce que boobu yaay ji mag la ñu seet ñu mel noonu ñu utal leen ay bourse ñu dem jàngi gis nañ tamit ay groupement de femmes ay jigéen ñu mel ni yéen ñu toog gis na seen kees amul xaalis ñu ut xaalis jox leen ne leen dem leen ngeen liggéey muy jur parce que ñun amuñu doole pour financer kenn ku ne ci ñoom dañuy jut benn fonds rek jox leen ñu dugal ko seen kees bu ko defee semaine bi bu ñu joxee kii semaine bi si topp ñu jox kii semaine bi si topp ñu joxaat kii yooyu daan nañ ko def daan nañu fekk tamit koo xamante ne nii feebar na ñu dem uti xaalis déjà dañu daan jël lu ñu am suñu poche ñu def des fois dañuy dem ba duñu man dañuy def ay démarches seetu ñun suñu ay xarit suñu ay am di jàmm yoo xam ne yàlla jox na leen dara ñu dem seeti leen ñu jox ñu dem faj kooku mën naa la ci limal ñu bari mais comme télé lañu ne des fois day du neex daal léeg-léeg itam ñu seet benn jàkk boo xamante ni nii jàkk ji tilim na melul na mu war a mel ñu fexe nettoyer ko ba mu baax peinture ko defar ko ba mu rafet ñu dem seet lu mel ni ay daayira ay xale gàmm bu jotee comme xale yi dañuy dem ñu seet nañ lañ leen di encadrer seet nañ leen di taxawoo ba ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm jënd nañ fi itam ay rajo
ay rajo yoo xam ne daan nañ ko yóbbu si jàkka yi jëlee nañ fi ay rajo yoo xam ne daan nañ ko may ay daayira gàmmu day jot wala màggal day jot ñu ut ay oto wala ñu ut ay kaar loué ko teg ko pour dëkk bi ñu mën a dem léeg-léeg comme concert bi passé rek am na fi léeg-léeg da ngay toog ba mu yàgg benn artiste ñëw fi xale yi dañuy ñëw naan amuñu billet nga dem jënd ay billets yu bari jox leen seen naataangoo yi lu mel ni Rio TV ñëw nañ jàppale nañ leen pourquoi parce que comme li ma la wax sànq rek dañuy def ay tournée di xool ñun bi ñu demee gis nañ ne amul benn autorité bu leen di jàppale amul benn autorité boo xamante ni encouragé na leen ñun bi ñu ñëwee surtout que foofu suma ay frères ñoo fa ne ñu jàppale leen utal leen ay jumtukaay ñoo xamante ni nii dinañ ci mën a jëfandikoo pour liggéey. waa Kumba Lamb dinaa ñëw seet si leen incha allah dinaa ànd ak suma tonton Fodé ñëw seet si waa Kumba Lamb vraiment parce que vraiment lii mooy àdduna gis nga àdduna nit ku ne day jàppale ki mu tane ndax kii man bu fàttalikoo démb dañ ko jàppale woon man pour man loolu mooy àdduna loolu mooy société waroo jël li nga am kese yemale ko ci sa bopp parce que léegi dafa gaaw. effectivement tey bu ñu la déggee ci say kàddu dafa mel ni mouvement bi ci social lay dox waaye tey wax nga kàddu bu ma neex mooy que dégg dafa gaaw nit ki ci li nga am ci lu mu toll ci lu mu mënti mel dimbali ci ki nga xamante ne yaa ko tane ana lan ngay tàggatoo ak tamit li nga xamante ne bëggoon nga ko wax te waxoo ko. ah wax dëgg yàlla day maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax boos bu ngeen déggee Baye Laye wala ngeen dégg Abdoulaye Fall du jëmm ci groupe la ndax yàlla daf ma booleeg ay nit ñoo xamante ne depuis bi ma juddoo ba tey ñooy ànd ñooñu ñooy mouvement pour un Rufisque émergent da ngeen may rek ma lim leen ñoom ñëpp ndax bi ñu juddoo ba fer ba dëgër si laa dala ànd ak ñoom ba tey ba mouvement bi tey ñoom ñoo yore poste yëpp. dama siy lim ku mel ni Mame As Diop mooy sunu imam sunu groupe boobu maa ngi siy teg xalifa Ababacar Ndiaye di si teg ku mel ni Boss Ndione Ablaye Sy Ahmadou Mbaye Sidi Ndaw Tamsir Gueye Cheikh Mbacke moom si diaspora bi la ne mais moom chaque fois xalaatam ak xelam day ñëw des fois sax bu ñuy dimbali nit war a cotiser moom cotisation mooy jëkk a ñëw ku mel ni Pape Amadou Lay ku mel ni Massil la moom si mouvement bi la bokk mais dëkku fi moom mu ngi dëkk ba daara mu ngi vers Bayax vraiment ñoom ñooñu ñëpp nekk nañ ay ñun ñoo xamante ni nii lépp lu ñuy ekkatindoo lépp lu ñuy sumb ñoom ñoo koy ekkatindoo dóorandoo ko Massamba Ndoye itam mu ngi ci Ablaye Sy Boss Ndione ñoom ñëpp ñu ngi ci sans compter sama jigéen ñi ku mel ni Marie Seck ak sunu mag Salafal maa jigéen Mbay ak Aminta Diop ak sën Fay ñoom tam nekk nañ ñoo xamante ni dañ ma marqué ndax xam nga ndaw ngeen nekk xale di ànd jigéen ñi dañuy jaar nii góor ñi jaar nii du ngeen bokk lu ngeen fu ngeen di fréquenté mais ñoom ñooñu ñëpp vraiment bi ma sumbee lii ñoom ñëpp dañu ñëwaat ndax ñoo juddoondoo yoroondoo fii si dëkk bi sans compter suma ay rakk ku mel ni Baye Modou Fall ku mel ni Adama Fall ku mel ni Mame Xëri Fall kooku moom sama doom la ñoom ñëpp ñi ma la limal nii ñooy ñi nga xamante ni ñoo ma jege mais ñun ñoo créé mouvement bi di si sant koo xamante ni moo tudd Papa Ndoy nga xam ne lépp lu ñuy bind wala lépp lu ñuy fàttali nit moom moo ko yore léeg-léeg da ngay toog ba xaaju guddi ma ne sa waay bërëb sàngam ne war nga fa dem lii de diggee woon nga ko lii waxoon nga ko di ma fàttali ci yooyu donc daal vraiment ñooñu laa ne woon naa leen gërëm ndax fu ma dem gërëm leen ndax bu ngeen demee bay dégg Baye Laye Fall œuvre sociale yi muy def ak jàppandal gi mu am ñooñu la ak sama ñaanu waajur ku su mel ni Papa Alioune Fall Papa Alioune Fall mu ngi fi mooy sama xalifa papa moom mu ngi fi bokk na si ñi nga xamante ni ñoo may conseillé di ma jàppale ak ku mel ni Alias Sy moom tamit papa la ci man nijaay la ci man te vraiment aussi bokk na si ñi may conseillé ak ku ñu wax Abdou Karim Diouf ñooñu
ñooy mouvement pour un Rufisque émergent ñooñu lu œuvre sociale boo gis wala boo dégg ñoom la. di wax tamit benn message boo xamante ni bëgg naa ko jàllale tout le temps dama koy wax dama ne Tëngéej kenn mënu ko liggéey ci féewaloo kenn mënu ko liggéey ci xaajaloo Tëngéej sunu Tëngéej la ñun ñoo ko moom ginnaaw mënuñu ko séddoo nañu bokk ndey bokk baay ñu jàpp sunu Tëngéej gi ñu jël intérêt personnel yi bàyyi ko fële sa kër ga indi intérêt collectif xool li nga xamante ni nii mooy intérêt Tëngéej ñu def ko parce que bari na ay leader politique yu fi nekk tey actuellement Rufisque Ouest am na 10 candidats yooyu yëpp bëgg ak pal wala bëgg fu ñu toog ëllëg tax na ñuy dem di abbi ay récépissé jàmbur dem koo xamante ne xamoo fu mu jógee yor parteem ne la kaay sampal kaay taxawal ma Ouest yooyu pour man yooyu doxalul sunu dëkk bi li koy doxal mooy ñi nga xamante ni ñoo bokk gaal gi nañu téye gaal gi bañ gaal gi suux message boobu daal bëgg naa à chaque fois fu ma dem ma di ko jàllale pour nit ñi xam ko di gërëm ñëpp di sant ñëpp te di fàttali jullit yi di fàttali nit ñi tamit di leen wax ne nit warul lekk ba suur bàyyi ki mu dendal lu la yàlla mënti jox muy teraanga wala muy am jàppal na un jour viendra lu waay man un jour di nga ko télé bu dee alal di nga ko ñàkk bu dee doole di nga ko télé bu dee xam-xam di nga naax bu dee gis-gis di nga bu say bët mën naa muuru donc nañu fàttalikunte di xalaatante ba ëllëg suñu Tëngéej yi nga xam ci yàlla moo ñu ko boole te mënuñu ko séddoo ñu mën ko doxal maa ngi gërëm waa Kumba Lamb TV di gërëm waa Liberté Info di gërëm waa Tëngéej waa àdduna bi yëpp salaamualeykum wa rahmatullah. Kumba Lamb TV mu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité xanaa di wax ne mbokk internet yi ñoo ko déggandoo waaye te ñoo ko gisandoo kon nag kooku la ñu amoon comme invité di Abdoulaye Fall kon nag dañuy wax rek beneen yoon ci seen beneen émission que dire des élections ak beneen candidat. bu leen toppatoo doxal sa doom yow daal nga la fàtte leen te dox sa doom non bu leen may bës. maa ngi tudd Sala Fall maa ngi dëkk jox di ma xam ci Abdoulaye Fall daal mooy nit ku baax la li tax li ñu motiver nag ba ñu ànd ak moom mooy social bi muy def dimbaliwaate comme ñun ay jaboot lañ suñuy doom jàng ba tollu fenn fi ñu bëgg kuñ ci jàppale te mënuñu cee jot ñu jot ko moom muy jàppale nit ñi te yàlla tax loolu moo ñu boole ak moom moo tax ñuy ànd ak moom di yëngatu ci mouvement am loolu moo ñu àndal muy nit ku baax ku respecté nit respecté ñi muy àndal du def dara te waxul ak staffam ba pare soog a jël benn décision wax fa dëgg yàlla muy nit ku baax jàppale ñun ñëpp jigéen ñi muy àndal ñëpp la jàppale ak góor ñi ñun ñëpp la jàppale wax fa dëgg yàlla social bi muy def ci dëkk mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci géej gi ci maye ay gilet de sauvetage mi ngi ci leneen ak leneen lépp lu baax daal lu mu xam ni te liggéeyu ci nguur liggéeyu ci dara dooleem lay demee muy nit ku baax wax dëgg yàlla ku mën a teral doomu aadama loolu moo tax ñu gis ko di ko jàppale parce que ñun ay jaboot lañu bu ñu suñuy doom jàngee ba am yenn niveau yi amuñu ay liggéey li ñu yaakaar mooy ñu toog ëllëg noppal ko suñuy doom jàppale ñu te moom mii lañ ci gis avenir am fii daal ci Rufisque Ouest gis nañ ko trop loolu moo tax ñu di ko dimbali. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu soxna si bu baax a baax di leen gërëm ci émission bu am solo bi di wax ni man maa ngi tudd Mame Ass Diop moom lañ ma gën a xamee mais sama carte d'identité Malick Diop moo si nekk bu ñuy wax ci Abdoulaye Fall nañ fee fanaan ci ay baax man kenn laa ci groupe bi muy àndal depuis ñu nekk xale ba léegi ñooy ànd yàlla dogal na loolu ni ma ko waxee léegi rek Abdoulaye Fall mooy koo xam ni social bi muy def nii ci lim nekk nii yàgg na ci depuis mu nekk xale Abdoulaye Fall moo daan jàng école wàcc bu tegee jàng ay leçon ba mu dugg ci bopp bi leneen li muy def mooy jël glacière yaayam mu def ci glace autant pour moi mu def ci radi ndox mu sedd dem esaat jaay lu ko yaayam bu jaayee bu 17h mu dellu ci sangu guddi mu jàngat ay leçon ba set mu dama jàngi kon kooku yàgg na def social mais mi ngi ko commencé woon ci famem
yàlla dogal nag muy gën a dem di gën a dem di gën a dem yàlla di ko gën a ubbil buntu macha allah mu ni pourquoi pas ma yaatal social boobu boole si ñi nga xam ne samay mbokk lañ samay xarit lañ samay am di jàmm lañ samay dëkkandoo lañ pourquoi pas waa Tëngéej gi yëpp. loolu si gàttal moo tax mu dugg si politique bi bu ko defee li naan diw baax na nen bokk yaa ko wax moom ay d'abord ay mbokkam ñoo ko wax ba pare léegi nag mu bëgg jàll si population Tëngéej bi nga xam ni ginnaaw yàlla am nañ yaakaar si moom ndax Ablaye Fall ni ko sama naataango bi waxee léegi mi ngi si social depuis mu nekk xale Ablaye Fall indi na fi conteneur boo xam ne moom moo làmb poosam fay compte frais de douanement bi mu nekk ay matériel médicaux yoo xam ni district sanitaire yi Tëngéej moom ñoom la ko distribué notamment damay bañ a lim comme 2 minutes la am damay bañ a guddal budul à part loolu jënd na fi matériel pêche dem quai de pêche bu Tëngéej bi jox ko waa quai de pêche ba gratuitement yoo xam ne ñoom seen dërëm demu si autant de choses def na ko yoo xam ne rek tey ji buñ ko doon lim duñ fi jóge si gàttal daal loolu lañ jot a xam si Baye Laye yéen tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax si émission bu am solo bi ngeen ñëw.